tey nag li ñu fi indi mooy dañoo nekk ci projet bu am solo ñu tuddee ko voix et leadership des femmes projet boobu nag ñun ñu bokk ci bénéficiaires yi parmi yeneen aussi 25 organisations liggéey bi ñuy def tey nii dafa nekk benn liggéey boo xam ne c'est national et que voix et leadership des femmes moo ko waroon def mais ñoom ci seen bëgg renforcer organisation yi jàppale leen ba seen taxawaay dëgër ñu xam ni ñu war a def moo tax ñu santuñu ko ñu def ko mu nekk la stratégie faire boo xam ne dañ koy rafetlu torop loolu moo tax biñ ñu ko dénkee ñun le comité des femmes ñu nekk ci donc loolu moo indi tey ñu def atelier bi virtuel sur le thème du dialogue intergénérationnel ñu corolé ko nag ak le leadership transformationnel ndax ñoom ñoo ànd aussi ak les masculinités positives ak l'intersectionnalité ñu liggéey nag ci ay thèmes yu am solo vraiment ay njiit yu am solo ñëwoon toog traiteel ñu thèmes yooyu lu jëm ci nan la ñu war a fexe ba xale yi ndaw yi am seen place ci organisation yi nan la ñu war a fexe ba ndaw yi renforcer leen ba seen taxawaay boobu mën na dëgër parce que nekk ci biir rek baax na mais nga am taxawaay bu dëgër ba li ñuy xaar ci yow vraiment nga mën ko def donc loolu yëpp ñu def ko ak ay recommandations yu bari indi nañ ko. wax nañ aussi sur la convention sur les droits des personnes handicapées parce que convention boobu soo dee xool dafa traité bu baax l'intersectionnalité dafa wax lu baax a baax ci li jëm ci jigéenu handicapé yi parce que jigéen lañu handicapé lañ donc ça crée une double vulnérabilité wax na aussi lu jëm ci xale handicapé yi ndax ñoom xale lañu déjà handicapé lañu donc dañu am ay besoins spécifiques yu gën a bari boo duggee ci biir sax wax na ci mag yi nga xam ne dañoo am laago parce que déjà laago bi rek nit ki su magee rek déjà laago yu bari day ñëw xoolal nit ki nekk way laago ba pare nag yokkati ci mu mag donc c'est autant de vulnérabilité qu'il faut prendre en compte dans les interventions loolu moo tax tey vraiment loolu yëpp ñu traité ko waxtaan ci ba nga xamante ni tey ku fi jógee boo demee di ko appliquer sa organisation di nga gis aussi njeexital bu am solo par rapport aux jeunes. question bi am na solo parce que VLF loolu la xam moo tax mu accompagner tey ci thème bi nga xam ne surtout mu ngi nekk ci dialogue intergénérationnel xam nga boo nee duñ leen may dara rek da ngay wax problème mu compréhension problème mu déggoo te déggoo boobu mu ngi commencer ci dialogue bi ni ñuy échanger. ni ñu leen di transmettre le savoir ñoom itam ñu nangu ñu orienter leen loolu aussi c'est important donc loolu yëpp la ñuy former pour que ñu am taxawaay boobu ñun en tant que ne jeunes yi aussi am seen taxawaay en tant que jeune pour déglu li nga xamante ni moom la leen aînés yi di wax vraiment ñoom aussi ñu ànd ak seen sawarte ba nga xam ne dinañ mën a yeggali liggéey bi. gëstu bi li mu wane mooy nañu fexe ba ndaw yi nekk ci fi ñuy nasee ak fi ñuy noccee. instance de décision nañu nekk aussi fi ñuy jëfee instance d'exécution bu ko defee bu ñu nekkee fa ñuy nasee fa ñuy noccee dinañu wax seen xalaat dinañu échanger dinañu déglu idée mag ñi ba nga xam ne dina am loo xam ne mën nañ ko faa jëlee mu mën leen a jëriñ donc loolu moom wax nañ ko wax nañ aussi nañ leen renforcer parce que ñu teg la ci place aussi nga nekk jeune te mu am loo xam ne da nga ko ignorer donc li war mooy ñun ci organisation yi ñu fexe bu ñu ñëwee ñu former leen parce que former leen moo mën a tax taxawaay bi ñu war a am ñu am ko bu ñu leen former ci mentorat former leen ci wax nañ sànq suivi évaluation former leen ci yooyu di leen boole aussi ci lépp lu ñuy def ñu ànd si ak ñoom bu ñuy tukki ci ay mission war nañoo ànd ak jeunes yi bu ñu fa demee dinañ fa gis dinañ fa wax dinañ fa jàng dinañ échanger te loolu day yokk seen leadership. AJS wax na ko AJS nee na am na projet mi yëpp boo dee xool jeunes yi ñoo ci nekk surtout boutique de droit yi jeunes yi suñ si nekkee ça veut dire que jeunes yi dañuy jànkonte ak population yi dañuy forger seen leadership pour mën a am taxawaay bu dëgër donc je crois que loolu yëpp c'est ay éléments yu am solo la yoo xam ne tey moom lañ fi jëlee suñu ko fësalee suñ ko appliqué yaakaar naa ne dinañu am ay résultats yu am solo par rapport à la relève. li ma mën a wax foofu mooy ñun sax programme bu ñu teg rek parce que inclusion la ñu wax te soo demee suñu constitution moom exclurul kenn ñëpp la boole léegi nag am nañ ay spécificités yoo xam ne moo tax bépp programme bu ñu teg ñun dañuy wane ne ñun
ci la ñu bokk dañ cee am àq am ci yelleef je crois que moo tax tey ñu débattre sur la convention am ci àq am ci yelleef nag dafa laaj taxawaay boo war a am da nga war a dem xam da nga war a dem gëstu da nga war a jël sa kàddu def plaidoyer laajte li nga xam ne moom nga war a moom nga topp ko ba la nga xam ne war nga ko ca jot nga mën ko ca jot donc